yoon la ci yorin wu nekk tege ci yoon wi ci rajo Futur Média alxames bu nekk ak El Hadji Assane Gueye jotaayu waxtaan la bu dul bàyyi dara politique société culture sport ci gàttal lépp lu laaj waxtaan leeral ak yoonal ci yoon wi lañu koy waxtaanee yoon wi ak El Hadji Assane Gueye alxames bu nekk ci rajo Futur Média. mbokk yi ñu ngi leen di nuyu di rafetlu bu baax seen ànd ak ñun RFM ni ñu ko baaxoo alxames ju ne ci waxtu wi ci kàttanu sunu borom ñu àndaat ak yéen seen émission yoon wi ñu ngi àndaat ak directeur exécutif bu Amnesty Sénégal Seydi Gassama monsieur Gassama ñu ngi lay nuyu rafetlu bu baax teewaay yi. maa ngi lay nuyu El Hadji Assane maa ngi nuyu askanu Sénégal yëpp di kontaan toujours di ñëw ci plateau bi di waxtaan ak yow ci xew-xew réew mi. jërëjëf. tey laata ñuy sori ci waxtaan wi dama bëggoon nga defal sa bopp bilan ak sa kuréel Amnesty Sénégal ban note ngay jox seen bopp bu fekkoon ni laaj nañ leen ko bi ngeen fi toogee léegi jàpp nga ni def ngeen ni jéego. waaw je crois que def ñu fi ay jéego yu bëri képp ki nga xam ne rek yaa ngi ci biir réew mi di yëngatu ci mbirum politique wala ci mbirum koom-koom xam nga ne Amnesty def ñu fi ay jéego yu bëri. ndax Amnesty mun na wax ne bi mu fi ñëwee c'est depuis 1963. ndax Amnesty ki ko fi andi. dafa bokkoon ci waa kër Mamadou Dia yi président Mamadou Dia. daanaka du woon bokkam sax mais bokkoon na ci yi nga xam ne dañu sentiroon injustice. ci niñ ko jàppee tëj ko noot ko yóbbu ko Kédougou et cetera. daanaka kooku mu ngi tudd Amadou Abdoul Dia nekkoon ancien directeur des chèques postaux mooy premier membre Amnesty fii ci biir Sénégal. jamono yooyu nag. benn parti moo fi nekkoon benn rajo moo fi nekkoon benn télé moo fi nekkoon. amuloon benn ONG. donc mu ngi doon agir moom rek ba au début des années 70 ci la commencé nag ak ay tubaab yi fi nekkoon. bëroon na ay tubaab ci biir Amnesty bëri ay naar libanais. essentiellement ñoom ñoo fi nekkoon Sénégal yi bëri dugg yoon ci biir Amnesty avec quelques avocats. Amnesty di liggéey ba finalement Senghor daal di ko jox reconnaissance officielle. may fàttali ñi nga xam ne ñoom ñoo fi nekk tey que Senghor balaa muy dem. n'est-ce pas au mois d'octobre 1980. la joxe reconnaissance officielle Amnesty International Jean Collin d'ailleurs moo ko signé. loolu lan moo ko andi. Senghor bokkoon na ci ñi nga xam ne ñoo doon gën a critiquer Amnesty ci président Afrique yi. ndax dafa xalaatoon ne ONG boobu lu mu jóg rek mooy xeex état africain yi. du critiquer gouvernement occidentaux yi africain rek lay critiquer. loolu nag tax ba bi Amnesty génnoon benn rapport ci empereur Bokassa ndax xam nga ne Bokassa am na jamono dañu ko tuumal ne. rey na ay élèves école primaire. dafa jóge palais ba ndax buur la woon empereur. di dem aéroport romb benn école primaire xale yuuxu ko. mu daal di woo policiers yi ñu dugg ci biir école bi rey fa élève école primaire. Amnesty def rapport nag. daal di dénoncer loolu état africain yi bëri mer. lu amoon la wala ay tuuma la woon bi ngeen defee seen rapport. ñun toujours dañuy accuser. waaw léegi nag yow nag mooy saytu mbir mi. daal di ko leeral. donc bi ñu tuumalee nag nguuru Centrafrique ne dañoo rey ay élèves. école primaire. plus de 50 élèves. Senghor daal di mer ne. organisation bi wax naa ko dinaa ko waxaat ay tubaab yu raciste ñoo ko jiite. te liñ ci jublu mooy yàq deru Afrique. Amnesty continue ak insister ne nañu créer commission d'enquête. Union africaine nag ooyee jamono yooyu. créer benn commission d'enquête bi nga xam ne bokk na ci ñi ko jiitoon Youssou Ndiaye. nekkoon fi magistrat. jiite comité sénégalais des droits de l'homme commission bi mu demee nag foofu ci Centrafrique mu defay l'enquête. mu gis ne li Amnesty waxoon ci ay bakkan yu rot. dafa néew ci par rapport ñoom li ñuy découvrir maanaam bilan bi dafa gën a garaaw li Amnesty wax. waaw événement boobu nag moo tax Senghor daal di xalaataat ne xaaral ma jox les récépissés parce que ñii li ñuy liggéey xëy na ni ma ko xalaatoon du noonu. donc depuis 1980 am nañu reconnaissance officielle. te lépp loo xam ne réew mi def na ko ci jéego ci wàllu droit de l'homme ci ratification ay traités internationaux loi yu bëri yi ñu fi jël. Amnesty bokk na ci ñi nga xam ne ñoom ñoo ko xeex. tey démocratie bi su dee avancé na tey su dee ñu ngi fi nekk di wax affaire droit de l'homme di koy respecté ba Sénégal yi di ko xam sax. Amnesty bokk na ci ñi nga xam ne dañuy def liggéey.
pour que ñu egg fi tey. très bien mais rapport yooyu diggante Amnesty ak kuréel yu mel ni moom ak nguur yi ba tey daanaka soppeekuwul booba ak léegi ni ngeen di gisante seen biir nañ ci ñëw ci kanam mais lan moo leen may jéego yi nga gis ne def ngeen ko booba ak léegi est-ce que adhésion population yi bokk na ci est-ce que nit ñi jox nañ ak yelleef solo genn gi. waaw je crois que askanu Sénégal léegi dañoo xam seen i droit. xam seen i askan tey torture li ñu doon wax torture. xam nga torture soo ko waxee bu njëkk ba kenn xamu ko. waaye tey dëkk bu gën a sori ci biir Sénégal suñ fa jàppee nit def ko yenn yi rek da nga dégg ñu yëkkati moo torture wax ko. te ñëpp xam nañu torture léegi yoon daf ko tere. foo ko mënta def ci biir Sénégal ak dëkk bu nu mu mënta sori Ndakaaru nu mu mënta isolé nit ñi xam nañ ne jaaduwul. te dinañu fexe ba ñu porter plainte. kon nit ñi xam nañu léegi seen i droit. xam nañu état bi lan la mën a def ak lan la mënul def. kon loolu vraiment liggéey ONG de droit de l'homme la du am liste rek RADDHO mu ngi fii. ak ñeneen. ñu ànd di liggéey soo seeta suñu communiqué toujours dañuy ànd dafay communiqué conjoint. parce que dañuy xam ne dañu war a boole suñu doole. pour liggéey. loolu daf ñu jox crédibilité par rapport à askanu Sénégal waaye tamit daf ñu jox doole par rapport à état. waaw état nag moom. ku koy critiquer rek la bañ. état ku koy wax dëgg rek la bañ. même su dee xam na ne lu mu def dafa jaaduwul. soo ko waxee ci kaw rek. n'est-ce pas ñu tontu la. mais ñun bépp accusation bi ñuy def rek dañ ko teg ci yoon. teg ko ci ay enquête ay vérification des faits yoo xam ne moom la ñuy def. kon mënee su lañ jot ne daa am ñu ne seen ginnaaw parce que bu leen gisee ngeen di yëngatu am yenn budget de fonctionnement mu yéen di yeneen kuréel yi mënee su la wax ni ONG yi dafa am ñu ne seen ginnaaw. waaw xam nga loolu tamit propagande la boo xam ne état yi dañ ko utiliser parce que état su ko critiquer il faut que mu seet loo xam ne mën na ko utiliser pour daal di yàq sagar Amnesty ak ñeneen ONG yi dañu am ay récépissé officiel bi ministère de l'intérieur te état dara kumpoo ko ci alal bi nga xam ne moom la ONG yi am ndax ONG bi nag am na compte bancaire officiel ci benn banque ci biir Sénégal état bëtam mu ngi ci compte bancaire yi su dee xaalis bu leewul dafa dugg n'est-ce pas ci liggéey ONG yi je crois que état mu njëkk a jóg maanaam dal seen kaw état tamit xam na ne dëkk yi bëri yi nga xam ne ñoom ñoo jàppale état Sénégal dañ koy naan ñun dañuy soxla ngeen am société civile bu am doole ndax société civile bu am doole dafa am solo ci réew dañuy contribuer ci yokk démocratie yokk conscience citoyenne ci biir réew kon am na bailleurs yoo xam ne muy Union européenne muy États-Unis muy yeneen ak yeneen Banque mondiale FMI koo ci gis rek dafay insister pour que ci réew mu nekk mu am société civile te ci seen financement am na loo xam ne dañ koy beral société civile te état daf koy xam donc daf koy xam parce que lépp lu ñu la jox état daf koy xam te lépp li nga xam ne yaa ngi koy dépensé di nga ko justifier devant l'état waaw ñun at mu nekk dinañu am cabinet boo xam moo ñuy audité te rapport d'audit boobu c'est public képp ko soxla ci biir Sénégal mun nga ñëw rek ñu jox la ko nga lire ko seet naka la suñu alal fan lay jógee ak naka lañu koy utiliser fii ci Sénégal. très bien maintenant ku lay xool ku lay dimbali manees na njort mu xooloo la fa ko neex est-ce que am ngeen les coups de franche ci seeni activités par rapport à ces bailleurs là. waaw xam nga am na ONG yoo xam ne généralement lépp li nga xam ne bailleurs yi ñu leen koy jox day dëpp ak priorité état Sénégal. waaw priorité état Sénégal. waaw du ñu la jël loo xam ne bokkul ak priorité état Sénégal Union européenne su lay joxee alal. moom day am priorité boppam. waaye tamit dañ ci boolewaale priorité état Sénégal. kon état Sénégal day xam li ñu lay jox. seet est-ce que loolu bokk na ci li nga xam ne dafay njëriñ réew mi. maintenant le danger mooy ñoom la ñuy tuddee liberté souvent léeg-léeg dafay doon luy xaw a choqué wala heurté par rapport à nos sociétés là. je cite le cas de wàllu nguur jigéen. wàllu sëy jigéen ak jigéen et cetera et cetera loolee. est-ce que ñoom du ñuy di financer pour défendre ces genres de liberté. waaw xam nga tamit ONG bëgg ko universaliser comme ça xam nga ONG yi tamit ku nekk dañu lay proposer rek soo bëggee nga jël. soo bëggul doo jël. ok man. musuma jël xaalis ci benn bailleur de fonds pour maanaam def ay campagne pour que Sénégal ñu dooleel fi ay góor jigéen musuma ko jël du ci Union européenne du ci ambassade États-Unis du ci biir Amnesty sax musuma ko jël waaye nag sama position par rapport ay góor jigéen mooy ay doomu aadama lañu en tant que doomu aadama kenn warul leen teg li nga xam ne weesu na leen yoon teg yoon dafa ne soo gisee nit ki wala suñu jàppee nit ki muy def loo xam ne yoon daf ko tere n'est-ce pas dinañ ko jàpp jébbal ko yoon atte ko tant que loi baa ngi fii ñun yëpp dañ koy respecté mais li ñu bañ nag mooy nit ñi nekk ci biir quartier yi ku nekk
gis nga nit rek tuumal nañu ko góor jigéen nga jàpp ko dóor ko bi mu dee. ku nekk di rendre justice sa bopp. loolu xew na ci biir réew mi. gis nañu temps yële li xew ci Fass Mbao. fajal sa bopp ngeen fajal sa bopp. loolu réew bu ko toléré rek. ci fitna ngeen jëm. ndax nu ñu suñu demee ragaluñu. fajal seen bopp. ragaluñu jéem bakkanu nit. parce que def na loo xam ne xëy na daf leen lor. réew moom bu dafa nekk en danger. que loolu dañ ko war a xeex. mais beneen matuwaay gi kon li ko jiitu mooy fexe ba bañ a dem à l'encontre de ay yenn tëralinu penc yi bu fekkee ni état bi dinay may gët ñooñee ba ñu bañ a jalgati xëy na loolu du leen ca fekk. waaw xam nga état moom mu ngi. parce que boo bëggee jàmm ak sérénité ci benn penc aussi da ngay fexe ba ku ne yam fa mu war a yam. absolument loolu mooy rôle état. képp koo xam ne da nga jalgati yoon ñu teg la loxo. waaw te boobaa yoon mooy toppatoo say mbir. waaye war ñu bàyyi citoyen ñuy fajal seen bopp. ñuy régler seen mbiru bopp ci biir quartier loolu dañ day dérapage. mën na jur lu ne. El Hadj Assane ci biir quartier yi. ñu bëri rey nañu leen. te defuñu dara. da ngay romb benn quartier rek. xamuñu la nga romb fa timis. ñu jàppale tuumal la sàcc. ñu dóor la ba nga dee. loolu dañ ko war a bàyyi. war ñu fexe ba Sénégal nit ñi n'est-ce pas dem ba ragal ñu jël bakkanu nit. parce que loolu suñ ko bàyyee mu développé ci askan bi rek. ay germe fitna la. dëgg la waaw gis nga Côte d'Ivoire avant crise 2000 bi di ñëw foofu. état bi dafa tëj fermoon les yeux. bàyyi nit ñi ci biir quartier képp ku sàcc rek dañ lay rey. lan moo ñëw après en Côte d'Ivoire. Nigéria. suñu la yuwee sàccee. pënu lañ lay teg tuur la essence rey la. lan moo fa am tey. fitna rek. kon nañu fexe bi nit ñi respecté bakkanu doomu adama. wóorul sax waaw. mun nga sax say noonu daal di lay. say noonu tuumal la ñu jàpp la rey la. loolu yëpp am na ci. loolu moom wóorul ci penc. waaw. ci wàllu àq ak yelleef doomu adama naam mais day fekk ay loi yu baax ci réew mën a koy défendre fii ci réew mi ndax yow jàpp nga Seydi Gassama que ñun am nañu loi yu baax yi nga xam ne ni moo dëppoog àq ak yelleefu doomu adama yi de façon générale wala daa am yu rax loi yooyu yoo xamante ni c'est des lois politiciennes ci gàttal. am na loi yoo xam ne ay loi yu baax lañu surtout loi yi nga xam ne moom la ñu mujj adopté ci at yi mujj yi. parce que fekk na société civile bi gën a développé wu. di interagir ak état bi ak député yi su dee état dafa proposer loi boo xam ne baaxul. ONG dañuy dem gis député yi waxtaan ak ñoom seet ñi nga xam ne am nañu kaddu. ñu wax ak ñoom wala ñu bind président attirer attention. moo tax ci at yu mujj yi nii am nañu ay lois yoo xam ne mun na ay lois yu baax la même si application bi moom dafa des mais mun naa loi yu baax. donc foofu vous le reconnaissez. waaye am na ce mérite là c'est pas mën ngeen fee bari mais nit ki bu deful concession aussi xëy na jubóo du mun a am. il faut le reconnaître ce mérite là. absolument il y a de bonnes lois. yi nga xam ne dañ leen adopté. soo jëlee constitution 2001 bi. par exemple lu mu may Sénégal ci sañ-sañ. ci mbirum dox ñaxtu. mais état yu bëri amuñu ko. ndax léegi amatul dem ñaan autorisation. pour manifester. da ngay déclarer da ngay yëgal. préfet ne dama bëgg a manifester. pour que mu jëlee matuwaay mun la encadrer. ok waaw. mais c'est un peu contradictoire parce que léeg-léeg nga yëg la ñu tere la. waaw xam nga loolu mooy problème application bi. ki tàggoo loi mun na baax tàggoo lañu war a nangul wala ñu tere ko. loi mun na baax waaye application bi am problème. parce que charte réew mi may nañu citoyen sañ-sañ boobu waaye am na yeneen loi yoo xam ne. dafa jox préfet. pouvoir pour mu apprécier. su dee préfet xalaat na ne dafa am benn contexte bi. contexte de tension la. wala boog contexte la boo xam ne fitna mun na jur ci biir manifestation bi. moom préfet mooy apprécier. am na loolu tam xel da koy nangu donte nag léeg-léeg sax nit ki mun na ko bañ a defee de bonne foi mais quand même loolu ne ab loi wala tëralin xel da koy nangu. xel daf koy nangu mais xam nga lan mooy problème bi nag. mooy dañ la ne manifestation bi ñuy ragal soo ko defee moom fitna. mais yow da ngay déclarer pour que état jox la encadrement. jox la alkaati ñu encadré ko. maanaam force de répression yi soppar ñu ko force d'encadrement. waaw ñu ñëw encadré ko pour que nga mun a dox ñaxtu loolu moo am ci réew démocratie pour sa asaan. soo demee France soo demee États-Unis loolu moo fa am. waaye fii dañ lay tere nee la doo ko def parce que dañuy ragal moom fitna. waaye élection soo demee ci béréb ba. di nga fekk ñaar ba ñetti camion GMI fees del ak ay éléments yoo xam ne suñ ko encadré woon. sa manifestation am. n'est-ce pas te benn problème du ci juddu. dëgg la kon loi yi baax na mais itinéraire yi tam léeg-léeg il faut ñu juboo ci quand même itinéraire yi léeg-léeg ñu bëgg a jaar foo xamante ni ci nit aussi mën ngaa kaas sa àq ak yelleef mais bul nappaaji àqu keneen les rues commerçantes les et cetera mënu fa ñëw jaar fa yàq seen alal lakkaale. ah non je pense que il faut ñu juboo ci yoon yi nu war a jaar. je crois que waxtaan war na toujours di am. diggante ñi bëgg a organiser ay manifestation
ak ñi nga xam ne ñoom ñoo yore kaaraange réew mi. waxtaan boobu am na solo. waaye tamit Assane Oustaz El Hadj Assane am na leneen loo xam ne war nañu ko nangu tamit. jëlal ay enseignant wala boog nga jël kujje politique gi. seen ministère fan la nekk. n'est-ce pas. su dee da nga leen tere manifester dem ba ministère de l'intérieur. mais da ngay ànd ay problème. n'est-ce pas. c'est vrai ndax ñoom fi ñu war a jooytu mooy seen ministère. war ñu mën a dox ba buntu ministère de l'intérieur. ministre wàcc wala ñoom ñu former délégation yëg fekk ministre bi. nee ko lii mooy suñu doléance. waaye soo bëggee nit ñi manifester fu sore centre de pouvoir yi. boobaa manifestation dootuñu am vraiment sens bi nga xam ne moom la war a am. kon dañu war a def benn balance. ñi nga xam ne ñoom ñoo organiser war nañu tamit nekk ay nit yu raisonnable waaye tamit état warul fexe ba. tere nit ñi manifester fii nga xam ne fa la centre de pouvoir yi am. fa la ñi nga xam ne ñoo war a faj seen soxla. n'est-ce pas fii nga xam ne foofu la ñu nekk. donc l'idéal c'est l'encadrement. c'est l'encadrement. voilà. ban note ngay jox état Sénégal actuellement nii en 2020 ci wàllu àq ak yelleef doomu aadama. alors ñun xam nga ñun am si lu ñuy faral di def ay classement comme ay Reporters sans frontières. parce que nit ki Sénégal mun na fi interdire ay. par exemple sans manifestation. Gambie interdit benn waaye ci diggante bi Gambie rey nañu fa ay juróom ay wala fukki nit moo tax dañuy faral di classe état yi. li ma mën a wax mooy Sénégal soo ba ci année 90 yi. nekkoon na dëkk boo xam ne moo nekkoon ci kanam ci Afrique ci wàllum respecté ak yelleef doomu aadama. waaye diggante bi. defuñu ay progrès yi nga xam ne waroon nañu ko def. diggante bi am na réew yoo xam ne ñëw nañu. def nañu avancé yu bëri ba ñu dab ñu ba tey am na réew yoo xam ne dañu raw Sénégal. ci biir Afrique. kon yan fondamentalement ci yan question par exemple. waa ci wàllu respecter des droits ak liberté. ci wàllum organiser élection ñu jaar yoon. déggoo ci loi ci lii organiser élection ñu organiser ko te coow du ci am. pourtant Sénégal dañu naan léegi kenn mënut fi sàcc élection wala. waaw mais tant ñi nekk ci pouvoir toujours ñoo koy wax. waaye ñu nekk ci opposition toujours. ñu ngi am ñaari xel ci côté boobu. et c'est quoi votre avis waaw PDS bi ñu nekkee pouvoir ñoo doon wax ne élection kenn mënu ko fi sàcc et cetera et cetera. waaw bi ñu demee opposition luy seen avis yéen. suñu avis mooy acteurs politiques war nañu d'accord. ci règles yi suñu d'accord ci règles yi rek. n'est-ce pas loolu day tax ba contestation du am. ok waaw te vraiment société am na réew yu. donc dootul mbiram càcc mais mbiram consensus. la ci règles yi ñuy def confiance. ci règles yi. ak tamit ñi koy organiser. n'est-ce pas ñu fexe ba ñu boolewaale opposition bi. waaw. mais du yomb xam nga boo organisé doon it mbër ca biir souvent moo taxoon sax ñu naan est-ce que ministère de l'intérieur war na continuer organiser des élections. voilà normalement je crois que Sénégal nekk na démocratie bu yàgg boo xam ne tey. war nañu mën a wóolu ministre de l'intérieur. pour mu organiser ko. ok waaw man je crois que kenn warul jëli organisation élection. ci ministère de l'intérieur. waaw war nañuy fexe ba. en période électorale ñu nommé fa koo xam ne. maanaam ndey ji seex lay doon du bokk fenn. mais Sénégal aussi leneen li fi bees mooy on a une administration de plus en plus politique nit ñi dañuy dem. di politique yi. voilà loolu. des fonctionnaires cadres politiciens. voilà loolu tamit ci Abdou Diouf la commencé woon. mu law ci Ablaye Wade. ñu def ne Macky Sall su fi ñëwee dina ko arrêté. waaye gis nañu que moom tamit mu ngi koy gën a dëgëral. normalement ay magistrats yi dem di politique ay préfets yi dem di politique wala ay préfets yoo xam ne suñu waxee nga def ne député wala ay responsable politique moo wax. je crois que loolu dafa ñaaw parce que loolu day tax bi citoyen yi dootuñu am confiance ci moom. surtout waa kujje gi dootuñu am confiance ci moom. kon il est important. pour acteurs politiques yi ak ci askanu Sénégal ñu am une administration boo xam ne. dafa nekk en dehors de la politique. voilà am magistrats yi sont en dehors de la politique. parce que loolu mooy garantir stabilité réew mi. waaw moo tax. maanaam problème su amee n'est-ce pas ñëpp mun a wóolu administration. pour que ñu mun a defar mbir mi. mënuñ leen a opposer ñoom idée de dire way suñu droit la quand même comme yow da ngay défendre ak yelleemu doomu adama ñoom mën nañu wax ne xëy na on a le droit quand même d'aller faire la politique. waaw je crois que préfet wala gouverneur wala keneen. am na droit nekk électeur. waaye nag amul droit bokk ci ay parti jongante. franchement su dee dañu commencé di nommer ay préfets yoo xam ne am nañu coloration politique. ay gouverneurs ay coloration politique. bés bu amee rek n'est-ce pas. ça risque de poser problème. acteurs politiques yi dootuñu wóolu administration bi. pour que ñu organiser
élection ci biir réew mi te mu doon élection yoo xam ne yu crédible la. très bien ma fàttali mbokk yi seen émission yoon wi ngeen di déglu RFM ñuy dalal njiital Amnesty Sénégal directeur exécutif bi Seydi Gassama monsieur Gassama yaa ngi wax sànq Amnesty ci njëlbeen rapport yi nga xamante ni xawloo na yolom noonu seen digg ak Senghor tey jii présentement yan ñooy sa rapport ak président Sall est-ce que ay audience dina am yëgoo waxtaan wala ku ci ne da ngay toog fa nga toog di xoolee sa morom na nga ko jàppee. damay wax rek ak régime Macky Sall je préfère que ñu wax suñu rapport ak régime Macky Sall. parce que Macky Sall xëy na moom mooy président. mais dafa am ay ministre am na assemblée nationale am na ministère de la justice te suñu liggéey xëy na ak ministère lañ ko gën a def. suñu rapport quotidien maanaam ci suñu liggéey bees bu nekk suñu jëflante ak ay ministère la ministère de la justice ministère de l'intérieur ministère des forces armées ministère des affaires étrangères ministère boobu si biir réew mi rek dañuy liggéey ak yow ndax suñu liggéey dafa yaatu léegi nag président am na ay jamono yoo xam ne dinañ ko soxla suñ ko soxla dañ koy binde te suñ ko binde daf ñu tontu te généralement musuma gis lettre boo xam ne président dañuy interpeller président mu bind rek tontu ñu nee ñu maa bañ duma def waaw toujours il est dans un esprit d'ouverture collabore ak jéem a trouver benn solution su dee mënu ko trouver immédiatement moom ci boppam dina la orienter vers un ministère technique boo xam ne li nga continuer di waxtaan ak moom wala ay conseillers continuer waxtaan ak ñoom ba ngeen trouver benn solution boo xam ne dina arranger état waaye tamit arranger ñun li nga xam ne moom la ñu xalaat ne mooy njëriñu askanu Sénégal ci réew mi justement loolu moo waraloon laaj bi du woon rek personnaliser ko sa digg ak président mais comme moom mooy numéro 1 des Sénégalais te bu dee décidé donc xëy na moo ci jiitu ku ne yéen ngeen bëgg ay coppite ci wàllu ak yelleef doomu aadama waxtaan yëgoo munta ñàkk ci yéen seeni proposition yi ngeen gis ne wares na ko jubbanti parce que ñoom it la ñuy def yëpp nag c'est toute œuvre humaine et à améliorer. Absolument donc je dois dire que musul am rejet ci li nga xam ne ñun dañ ko proposé toujours soit ministère yi wala président dina ci ànd wala boog nañu naan écoutez nañu toog ñu waxtaan ñu seet li nga xam ne ñun tamit moom la ñu xalaat ne moo gën ci réew mi su ko defee dañuy discuter dañuy xalaat dina am résultat wala discussion waaw damay résultat gis nga loi yu bëri ñuy voté ci biir assemblée société civile yenn saa yi ñoom ñoo ko initié suñ ko initié su dee ay idées yu baax la état daf koy jël n'est-ce pas su dee tamit état dafa initié ay texte de loi ñun ñu xalaat ne am na lu mu ci war a changer mais dañuy interpeller état boobaa ci cas yu bëri su ma jëlee mbirum mine yi l'exploitation minière ay or ak ay pétrole loi yooyu société civile bokk na ci ñi nga xam ne dañ ko influencer fexe bi lépp loo xam ne njëriñu askan wi la état bi dugal ko ci biir te foofu mun naa wax ne amoon na ouverture bu am solo de la part des pouvoirs publics ok léeg-léeg dinañuy seetlu nag bu ngeen njettee état bu fi nekkoon nag démb ak barki démb ci yam nag bu njëkk-jëkk ñu neen société civile politicien ngeen lu ngeen di tontu ci loolu xam nga rek nit ki mënoo nekk opposant ci régime yëpp su dee opposant nga ci régime yëpp loolu mooy nekkoo opposant donc je crois que yenn saa yi di nga leen maanaam dafay critiques yoo xam ne critiques yu am solo la yoo xam ne daf leen di gêner boobaa réaction bi njëkk am mooy da ngeen di politique mais ñoom xam nañu ne am nañu ay services de renseignement et cetera xam nañu ne ñun politique ñu mais nag duñu ay nit yu neutralité Croix-Rouge rek moo am neutralité ñun dañuy nekk ay organisation indépendant mooy fi nga gisee dëgg bi da nga koy wax waaw su dee côté nguur gi la nekk da nga koy wax su dee côté opposition da nga koy wax su dee nag n'est-ce pas ci côté askan wi la nekk maanaam da nga xalaat ni état la muy def dëppoo ak intérêt askan wi foofu tamit da nga koy wax kon on est indépendant waaye du ñu neutre. mais l'impression que cela donne quand même président mooy que yéen état bi ngeen di gën a dal gars yi nee nañu daal par exemple boo àndee ak benn jéego bu nguur gi teg sax dafay jaaxal presse ba am na benn jour ma jàng ko benn xeetu jàngin ñu ne pour une fois Seydi Gassama d'accord avec le président. waaw nag li may d'accord ak moom je crois que dafa bëri dafa bëri c'est que généralement nag du intéressé médias yi parce que médias yi li leen gën a intéressé mooy xeer yi ngay sànni mais très souvent dinañuy d'accord ci yu bëri et je dois dire que c'est normal que soo leen critiquer ñu réagir mais même su dee réagir nañu loolu lu tere aussitôt après ñu waxtaan parce que xam nga état moom moo am ay engagement gis nga
le premier protecteur des droits de l'homme ki nga xam ne moom la charte réew mi jox charge pour aar suñu ak suñu yelleef mooy état. dëgg la. mooy état. oui. kon ñun dañuy jàppale état rek. pour que mu remplir ay engagement yi nga xam ne charte réew mi daf ko teg. par rapport aux citoyens sénégalais. te dama bëgg a tamit préciser leneen ni ñuy critiquer état. waaye ñiy gën a violer ak yelleef doomu aadama ci biir réew mi du état. c'est des acteurs privés. maanaam. maanaam ci biir askan bi. ok. xoolal ci biir daara bi. daaw ñaata gone ñoo dee ci daara yi. ñaata gone. la ñuy dóor ci biir daara yi ba ñu dee. ñaata gone la ñuy yee ci biir daara yi mel ni ay jaam. ci suñu jamono maam yi à Gorée ak yeneen ak yeneen. ci biir askan wi li am ci biir askan wi moo gën a yées li état bi di def. très bien police yi ñuy def. ñun dañ koy critiquer di ko ñaawlu waaye li nga xam ne moom moo xew ci biir askan wi. te ñu koy def ñun ci biir da koy def ñeneen doomu aadama ci biir askan wi. moo gën a yées. waaw ndax yore sa soxna di koy dóor bés bu nekk. di koy toroxal ba mu egg bés boo xam ne da nga ko dóor mu dee. loolu dara gën ko graaw. est-ce que nit ñaa ngi ñu akimoo lu ni mel di ñëw ci yoon di ñëw vers vous vers les tribunaux surtout la justice est-ce que nit ñi ñu ngi koy wala dañu naan rek dañuy naan jàpp ci yàlla par exemple am na ñoo xam dañu koy muñ la ñuy wax noonu la ñuy waxee. ah non je crois que nañ ko muñ bàyyi ko ci loxo yàlla. loolu dafa jeex léegi. dañu bés bu nekk. nit ñaa ngi ñëw ci ñun. ñuy yëgal bés bu nekk. waaw loolu moom. je crois que am na benn réveil citoyen boo xam ne. Sénégal dañuy xam ne seen ak seen yelleef dañ ko war a xeex. te am na foo xam ne mun nañu fa dem jooytu ko. ak tamit mun nañu saisir yoon. moo tax ñun saa yu problème amee nit ñëw ci ñun dañuy interpeller autorités yi nga xam ne ñoom ñoo nekk ay autorités concernées. loolu su weesu suñu naree dem ci yoon ñu jàppale leen pour ñu dem ci yoon. waaw muy mbirum suuf si. ak yeneen ak yeneen. dinañ ci ñëw voilà mbiru suuf moom vraiment tàggat naa seen lool ci réew mi dañ ci waxtaan ci kanam Seydi Gassama wàllu xeexin moom amul coppite fi jamono toll mëneesul jàngal askan wi neneen nu nuy manifester lu may kase yooyu wala pexe beneen amul ku noot nit moom waroo ko maanaam di dóor nit ca bañ mu jooy amul fenn wala. waaw je crois que gis nga dox ñaxtu. amul fenn foo xam ne mun nga fa tudd démocratie. te duñ ko faydal. dafa am solo. dama ko wax toujours dox ñaxtu moom mooy permettre nga revendiquer ñeneen droit yëpp. ndax soo amul courant. soo amul ndox. su dee amoo l'école su dee amoo bépp loo xam ne ay droit économique la. soo bëggee état yëg la. dëgg la wala boog su dee da nga yàgg di bind ay lettres. état réagirul. il faut nga dox ñaxtu. faut nga yëglu voilà te yéen médias yi tamit yéen a ngi joué rôle bu am solo. ci côté boobu. il faut que nit ñi dox am sañ-sañ ci biir Sénégal. di dox di ñaxtu. parce que loolu moo mun a tax autorités yi au niveau local ak au niveau national bàyyi leen xel. moo tax il est important que président ci boppam mu jox nit ñi sañ-sañ bu mu dëgëral ko. parce que boobaa du toog ba élection jot. ni ko Abdou Diouf waxoon yëguma dara. waaw yëguma dara. dama ñëw su ma fi ñëwloon du ma yëg dara. tey télé yaa ngi partout seen correspondant yaa ngi partout. nit ñi fu ñu bëggee su ñu amee problème n'est-ce pas bëgg a dox ñaxtu n'est-ce pas médias yi dañu fay dem maanaam relayer ko. de telle sorte que autorité au niveau central. ba ci niveau président yëg ko. kon loolu am solo dama bëgg daal ñu gën ko respecter ci biir Sénégal. ñu xam ne du sañ-sañ boo xam ne dina gàllankoor koom-koom réew mi ni ko nit ñi di waxee. waaye sañ-sañ la boo xam ne day yokk démocratie. day yokk gouvernance bu baax ci biir réew. sañ-sañ la boo xam ne yokkute rek la mun a andi ci askanu Sénégal. maintenant bu ñu nee doxu ñaxtu li ci ëpp solo mooy message yenuy envoyé loolu bokkul ak yàq la nga moom yow. non yàq moom war ci bokk. voilà yàq bokk ci. loolu tamit am na problème d'éducation boo xam ne. war nañ ko jox askanu Sénégal. waaw surtout maa ngi wax ci côté jeunesse bi. dañu war a xam ne ci dëkk yi dañu war a toll léegi Sénégal foo xam ne. war nañu mën a dox ñaxtu te duñu yàq dara. waaw duñu yàq oto jàmbur justement cette jeunesse là. duñu yàq oto jàmbur. te dañu war a xam ne luy édifice public n'est-ce pas. askan wi moo ko moom. waaye di manifester dem di taal ay mairie comme li xew barke dëmb rek. fële Kër Massar. mu xewoon Tivaouane xewoon Vélingara. te Tivaouane ak Vélingara bi ñu taalee mairie yooyu. mais ñi nga xam ne ñoom la seen kayitu jur nekkoon foofu. mais problème bu rëy la ñu am. dëgg la ba tey mënaguñu ko régler. non c'est extraordinaire. kon di attaquer édifice public. di attaquer ay oto état.
dama faral di wax Oustaz Assane Alaaji Assane di naan nañu bàyyi di wax alalu buur nañu wax alalu askan wi alalu askan wi la comme gis nga oto oto bi ñuy matériel oto askan wi la maintenant il faut aussi ñi jiite di doxalee noo xam ni askan wi dina jàpp ni alalam la voilà c'est ça kooku aaki moo ne ca fuuf toog voilà nit ki danaan sa yëfa voilà c'est ça donc vraiment il faut que mentalité yi changé ñi nga xam ne ñoo nekk ci bopp réew mi xam ne lépp loo xam ne ñu ngi koy yore tey alalu réew mi la très bien askan wi tamit xam ne lépp lu ñu yàq rek oto bu ñu taar rek éleksi n'est-ce pas ministre boobu dina dem trésor public ñu jëlil ko beneen oto ci xaalis boo am ne mënu nañu ko tabax école ci benn goxu Sénégal dëgg la waaw kon nañu fonk alalu état xam ne suñu alal la ak yelleef mun nañ ko taxale ak wareef souvent da ngeen di défendre ak nit ñi mais il faut que ngeen di fàttali nit ñi seen i wareef comme vous venez de le faire parce que ñaari daanaka ay seex lañu kenn ku dem bàyyi morom ay seex lañu am solo autant t'as des droits autant t'as des devoirs absolument soo seetee charte réew mi ci modification bi nga xam ne moom la ñu dugal ay 2016 charte réew mi lim na ay sañ-sañu doomu citoyen sénégalais waaye tamit teg nañu ay wareef yoo xam ne citoyen sénégalais war na ko def bokk na ci fay ay l'impôt bokk na ci fonk alalu état bokk na ci sa déclarer say doom ci état civil ak yeneen yoo xam ne nekk na ci constitution bu bees bi bokk na tamit ci li nga xam ne charte yi sénégalais ratifié ci mbirum Afrique teg na citoyen yi ay wareef ndax Oustaz Assane loolu mooy différence diggante charte yi nga xam ne état africain yi dañ ko adopté ak yi nga xam Nations Unies daf ko adopté yi Nations Unies adopté dañuy mettre l'accent sur les ak yelleef alors que charte yi ñu adopté fi ci biir Afrique dañoo non seulement mettre l'accent ci ay ay sañ-sañ waaye tamit teg nañu citoyen africain bi ay devoir maanaam ay wareef yoo xam ne citoyen bi war na ko def bokk na ci ba respecte say waajur fonk sa njaboot et cetera fonk sa réew bañ di def lépp loo xam ne mun na gàllankoor sa sécurité réew te je crois que mais il faut avouer qu'on ne communique pas sur ça souvent yéen défense rek ngeen di taxawee pour les droits des gens nit ñi commencé ci man bu may génn ci mbedd mi sama droit rek laay laaji naka la ñuy def ba seexoo googee diggante droit ak devoir di am parce que boo nee fonk say waajur xam nga ni ndaw ñii di dem di taxawaalu tambaambalu ci mbedd mi doxuñu benn farata jël jàngoro ji indil ko seen i maam ak seen i waajur faat leen ñooñu war ngeen wax ak ñoom waaw loolu moom je crois que vraiment am nañu obligation wax ak moom wax ak ñoom parce que tamit citoyenneté dafa ànd ak responsabilité mun na man citoyen laa rek am na ay sañ-sañ am na ak yelleef waaye dafa ànd ak responsabilité responsabilité nga bañ a def lépp loo xam ne mun na lor n'est-ce pas keneen mun na lor askan wi mun na delloo réew mi ci gannaaw te vraiment comportement jeunes yi ma gis tey nekkuma fi di leen stigmatiser waaye soo gën ci biir mbedd mi nga xool ñu sol masque mais généralement ay mag ñi ñoo sol ay masque ñi nga xam ne dañu yaakaar ne xëy na seen wér-gu-yaram dafa leen di exposé waaye xale dañu war a xam ne ñoom suñu jëlee feebar bi ci biir mbedd mi dañ ko bu ci biir kër gi booba seen yaay seen baay ak seen maam yi nekk ci biir kër gi mais ñoom ñooy loru dëgg la te mag baax na ci biir réew mag yi baax nañ ci biir kër yi waaye baax nañ ci biir réew mi dëgg la waruñu sàggane ba feebar bi tax n'est-ce pas mag ñu baax yi fi nekkoon ci biir réew mi rek n'est-ce pas ñu dem bàyyi ñu fii mais nit ñi sax nit ko fa nga jëm nag mag ñi ñoo la koy wan aussi mais absolument c'est très grave que ndaw ñi dem ba mag ñëpp dem loolu maar de ims absolument donc il faut que ñu wax xale yi ñu wax leen dëgg wax leen ne n'est-ce pas non seulement am nañu fii ay droit ci biir réew mi te droit yooyu ñun pare nañu pour défendre ko waaye tamit am nañu responsabilité ak obligation mooy fexe ba ñu bañ a def luy lor askan wi bañ a def li nga xam ne mooy lor état bi tiba parce que ci daan corona beeg RFM dafa am ñuy woote ne xale yi par exemple dafa mel ni dóor ya baaxoon na ci xam naa ni moom xalaatuma sax un droit de l'homme di nangu ay dóor mais ñu ne dañ leen wax sol leen masque yu bañ soriantoo leen bàyyi leen football yi bàyyi leen dem plage ca koo ci laal rek ñoom seen i gasama jógati yor seen làmmiñ waaw je crois que man comprendre naa leen parce que malheureusement soo seetee xale yi ni ñu comporte ci biir réew mi da ngay dem ba wax ne est-ce que solution boobu du mooy solution bu gën mais il faut garder quand même la raison il faut garder quand même la raison xam ne loi réew mi dafa prévoir ay daan maanaam képp koo xam ne su dee nguur gi dafa ministère de l'intérieur dafa génne benn arrêté képp koo xam ne respecté arrêté boobu
am na loo xam ne yoon daf la koy teg. maanaam ay alamaan soo fi alamaan boobu mu ne yóbbu commissariat. donc loolu je pense que su dee état dafa déployer ay nit. ay agents yu mot ci biir dëkk bi pour appliquer ko. je crois que dina tax bi ñu bëri. du laaj ay dóor góorgóorlu tuuti ci sol masque bi. c'est vrai que il faut tout encadrer. il faut tout encadrer ay droit parce que ay dóoree. loo ci gis day ubbi bunti leneen. vraiment man sax mun nañoo am benn lu ñu jotee lu weesu lu jotewul dara ak mbas mi ma profité ci daal lay ngàddee ginnaaw. wala li xewoon ci état d'urgence bi. fekk ay nit ba seen biir kër. ba seen biir néeg. non loolu di leen dóor di leen toroxal. ay excellent ay mag yu am ay 70 ans. ay imam di leen dóor di leen toroxal je crois que loolu. dafa ëpp. colog masque gi nag. loolu aussi war ngeen cee gën a ñaax askan wi de façon générale parce que nag kuy sàmm droit ma sa bakkan balaa nga ne droit de l'homme kay mu fekk fa bakkan. absolument je crois que képp ki nga xam ne tey citoyen nga rek fii ci biir Sénégal war nga sol masque. c'est vrai que ministre de l'Intérieur nee na solo masque bi teguñu ko ki nga xam ne yaa ngi dox ci tali. je crois que même su dee teguñu ko nit ñi. sagesse. n'est-ce pas ak prudence dafa laaj ñu sol masque yi. su dee du la fat ne ko ku asthmatique wala leneen. n'est-ce pas sooy doy ci biir mbedd mi. la nga sol sa masque te je crois que su dee état d'autant plus que xam nga fu virus bi ne. voilà su dee rek damay xaar am magasin ba mu dugg fa ndax virus ba xaarul la ca magasin ba. je crois que ministère de l'Intérieur su dee imposé wul solo masque bi. ci kaw tali yi. parce que tali Sénégal rek du ci biir Ndakaaru. par exemple su dee dañ ko imposé ci tali yi. gendarme mun a daje ak nit. ci benn dëkk boo xam ne ay dëkk kaw la boo xam ne amul kenn ci biir tali moom rek mooy dox ñu arrêté ko parce que solul masque. waaw loolu moo tax yéen dañ ko généraliser wul. waaye fii ci biir Ndakaaru tali ñu mer ci biir Ndakaaru surtout ñeneen heures yi je crois que képp koo xam ne bëgg nga sa bopp. te bëggoo contaminer say waay kër. war nga mun a sol sa masque. loolu lu am solo la. te vraiment maa ngi continuer encore di ñaax askanu Sénégal. feebar bi. du feebar boo xam ne nit war na ci mën a ruus parce que am na ko. dëgg la waaw du feebar boo xam ne sa mbokk am na ko dafa faatu. yow war nga ci mën a am looy ruus. feebar la boo xam ne yàlla moo ñu ko teg. feebar la boo xam ne. soo jëlee say matuwaay mun nga dëkk ak ki nga xam ne am na ko sax. man mi gis naa am na ay mbokk yoo xam ne ci biir Europe am nañu ko. toog seen biir kër ak seen njaboot. paracétamol sax jëluñu ko. dëgg la au bout de 12 jours war nañu ku nekk dem liggéey. kon du feebar boo xam ne tey war nañu mun a daw kër bi waa kër bi parce que am na ko fa am. wala waa kër bi mais laaj na nag ak yar ak nite nag. absolument dafa laaj discipline comportement discipline. c'est ça waaw c'est-à-dire que loolu la laaj. waaw feebar bu ñuy fekk aw askan. ci ñàkk dal. ci gaaw a werante seen biir ci gaaw a xeexoo saagante. kooku dafay gën a compliquer le combat. absolument kon nañu xam ne tey noon bi mu ngi fi. mooy mbas mi Seydi Gassama ak yeneen bànqaas yi ak parti politique ak lu mu mën a doon ak yeneen kilifa yu bànqaas yi neen war ngeen participer à ce que combat bi solidarité ak àndandoo am ci. c'est-à-dire que nit ñi dem ba ku ne fàtte fa nga féete ka nga doon ñu def ko combat benn bi. absolument moo tax gis nga mbir bi mu xewee léegi ñun société civile. c'est vrai que dañoo condamné woon violence yi. mais loolu bi mu weesoo lépp la am na nguur gi jël na ko ci rek. ñu dañ ci ànd. vraiment di sensibiliser nit ñi. ñun def nañu effort yu bëri ci distribution de masques. ah bon oui ci biir Sénégal. très effort yu bëri def nañu ko. génney masque même en Gambie. Gambie on a des milliers de masques. Sénégal fii def nañu ko ci ay quartiers yu bëri. tey lycée yu bëri bi état bi wax ne xale dañu war a delluwaat ci biir l'école yi. mais ñun dañu génne xaalis bu am solo jox ko lycée yoo xam ne dañu nekkoon ci gox yi nga xam ne gox yooyu ñu ngi doon jànkonteel. ak mbas mi. pour jàppale leen. pour que xale yi mun a delluwaat ci biir école bi. dans des conditions de sécurité. kon vraiment ñu ngi ànd ak état yi ci matuwaay yi nga xam ne ñu ngi ko fii teg. pour que ñu mun a contenir mbas mi. di vraiment encore rafetlu seen i taxawaay. di rafetlu seen taxawaay il faut que ñu reconnaître ko. ñun du ñu opposant je crois que bi mbas mi mu duggee ci biir mbir gi. état bi nu mu ko doxalee. vraiment dañ ko war a sant ci loolu. léegi nag problème de discipline citoyen yi. loolu leneen la. loolu ku nekk war nga. waxtaan ak ñi la déggal. voilà man mi sax su may doxee ci biir tali bi. xale yu ndaw yi ku ma gis solo masque rek damay gis sama tel man damay woo commissaire bi nekk ci sa gox. mu ñu jël si la. donc il faut que ñu def ay effort tamit. di wax ak askan bi di wax ak suñu mbokk yi. pour que vraiment ñu faydal masque yi parce que masque bi rek moo ñu mën a aar tey. am na solo. ñu waxtaanee leneen ci tolluwaay réew mi mooy prison yeeg nekkin wi boobaak léegi bokk na ci seen i combat ca lu war la
ndax gis nga ñi ne ci kaso bi quand même bu amul yu leen di waxal musiba dal leen fa ndax gis nga jamonoy tàngoor léeg-léeg nga gis ay image ci biir kaso bi nga ne waa ñii ak tàngoor bi ñi ne ci biti ñooy jàmbat naan nawet beeg daa tàng masa ñi ne ci biir nañ dafay effort état beeg les bonnes volontés nit ñi aussi bañ a jàppee kaso yi comme ni ñuy rombee université yi foog ni rek c'est des temples à part je pense que borom alal yi war nañoo xalaat dugal ay ventilateur ay matelas et cetera ba ci dund mais ku ne jàpp ci ñu bañ leen a beddi bañ rek ne kaso la mettre ko à l'écart d'autant plus que jombul kenn. Absolument je crois que loolu vraiment wax ju am solo la ñun vraiment état bi daf ñu yombal accès ci kaso yi. maanaam tey su ma bindoon tey. administration pénitentiaire dañ la bëgg visiter kaso sangam. immédiatement dañ may jox autorisation pour ma dem visiter ko te su ma fa duggee. question bu nekk mun naa ko laaj détenu yi. te fu nekk mun naa fa dugg xool. toilettes yi ni ñu fa nekkee loolu yëpp. vraiment ñun da nga koy def at mu nekk. ci kaso yu bëri ci biir Sénégal. te lépp loo xam ne ñun suñu doole mën nañu ko pour ñu def ko vraiment ñu ngi koy def. di ñaan tamit askan wi ñi nga xam ne am nañu alal ci biir réew mi pour que ñoom ñi demal seen bopp di xool. di def ay effort ndax état mënul def yëpp. c'est vrai que état nag am na effort yu mu war a def. bien sûr voilà ndax kaso yu bëri ci biir Sénégal. tubaab yi ñoo ko fi bayoon. kër yi fi tubaab yi bayoon day leen raser depuis longtemps. déjà il faut ñu xalaat reconstruction. voilà soo demee plateau. ak feneen kër yi bëri fi tubaab yi bayoon dañ leen raser. kon kaso yi tamit am na ñoo xam ne war nañ leen raser tabaat leen. ñu gën a dëppoo ak norme yoo xam ne. moo tax ñi fa nekk ci indikin yu am solo. fexe ba ndox bañ di manqué ci biir kaso. comprendre nga. ndox moom mooy dund. waaw fexe ba ku nekk ci biir kaso te mu feebar am yeneen feebar yi. n'est-ce pas ñu am ay disposition pour que ñu mun ko faj ni mu gën a gaawee gis nañu ay asthmatique yoo xam ne. mais loolu nag ay combat la c'est-à-dire que duñu ko ñaan état daf koo war. obligation la waaw daf ko war obligation la daf ko war. dañ leen war a wutal ay médecins yu am solo. absolument ak i garab di ravitailler les infirmeries et autres. absolument donc c'est vrai que prison boo dem rek. est-ce que bu mënee bon xëy na yéen a ngi mëne combat yi mais il faut qu'il y ait un suivi Sénégal nag suñu dara du yegg ñun. non am na suivi parce que chaque année. suñu visite prison yi ba pare. mais dañuy bind ministre de la justice. wax ko lii ak lii la ñuy gis. te dina am lu ci topp ne ay résultats. oui généralement da am lu ci topp. par exemple su ma jox ñi nga am ni feebar bopp. saa yu demee ci kaso rek fekk fa ku am feebar bopp. n'est-ce pas. mooy mu am ko balaa muy dugg ci biir kaso wala boog mu dab ko ci biir kaso bi. suñu bindee rek généralement dañ jël ay disposition pour gën ko foofu. yóbbu ko fi nga xam ne fa lañ ko mën a faj. ak yeneen yoo xam ne ñu ngi koy def mais ni ma ko waxee am na kaso yoo xam ne dañoo màgget. li mu laaj tey mooy ñu raser leen à commencer par Rebeuss. raser leen jëli leen fii Rebeuss dañ ko fa jëli fu mu nekk nii. am na projet Diamniadio. voilà c'est ça nu mu gën a gaawee dañ ko fa jëli. yóbbu ko foo xam ne n'est-ce pas dinañ fa tabaat benn kaso bu bees. bi nga xam ne xëy na am na ñaari yoon capacité Rebeuss pour que nekkinu nit ñi foofu nekkin boo xam ne du mettre en danger seen santé. dëgg la wàllu suuf wax naa ko junj naa ko sànq coow li bari na loolu waaye laata suuf si rapidement xanaa de suñu yéene moo doon ministre de la justice ak waa SYTJUST juboo am rapidement parce que ci lu ñu yëg lu dul yëg dina am ñu soxla ay këyit ci tribunaux yi di dem. waaw je crois que grève boobu am ay jafe-jafe. grève boobu mu ngi lor nit ñi lool. sax bi ma dugg fii ci sa biir studio. am na benn waajur joo xam ne mu ma doon woo. doomam dañ ko waroon atte en appel. à Kaolack. depuis maintenant 2 mois. atte boobu mënul am. kon grève yi mu ngi lor ñi nga xam ne ñu ngi ci biir kaso bi. mu ngi xaañ ñi nekk ci biir kaso yi seen ak ak seen yelleef. waaye mu ngi xaañ askan wi seen ak ak seen yelleef ndax ku soxla tey certificat de nationalité. tey soo bëggoon passeport am na suñu bëggee passeport day leen certificat de nationalité. soo soxla casier judiciaire ak yeneen. mais doo ko mun a am. wala nga am examen concours booy def doo ko mun a def. te nguur lu mu bëgg a def former ay pénitencier pendant benn weer ñaari weer pour ñu def liggéey ñoo xam ne n'est-ce pas am nañu bac dem ENA def fa formation ñaaraat ba ñetti at. loolu mënul sotti. kon nañu waxtaan bu juboo état moo jëloon ay engagement état moo signé woon ay engagement su dee mënatu ko def na toog ak ñoom waxtaan jëloon na engagement yi waaye dama xalaat ne léegi lii mënuguma ko def wala lii mënuma ko def léegi yaa ngi ca mën a def waaw lii mënuguma ko def léegi lii mën naa ko def léegi dinaa ko def lii dinaa ko def peut-être dans 1 an ma def ko lii du ma ko mën a def nañu toog waxtaanaat. loolu lépp nag waxtaan moo koy maye. est-ce que am na ay médiateur Sénégal ñu baal ma ci ñi ma ko sañ wax dama ne réew mi lu ko gën a gàllankoor Seydi Gassama mooy ay xeexa ngi fi de waaye àttekat amatu fi. voilà loolu mooy problème bi. arbitre médiateur nit ñi daal seetaan la ñu gën a ne. loolu mooy problème bi en tout cas mbir mi commencé ba léegi man waxtaan na ci ak maître Alioune Badara Cissé. ministre de la République. def naa ci li nga xam ne
moo ko waroon. ok woo naa ci tamit Innocent Ntap Ndiaye. maa ngi profité di koy jaale jëkkëram. moom tamit def na ci lu nekk. ndax premier réunion bi nga xam ne ministre moom la amoon ak greffier yi moom moo ko organisé. kon am na ñi nga xam ne ci biir réew mi ñu ngi ay institution yoo xam ne ñu ngi dox. ay tànku jàmm. diggante état ak greffier yi. ñun tamit société civile. exclure ñu jël ay initiative. pour que état mun a toog ak greffier yi ñu waxtaan. ndax li xewoon ci jamono Abdou Diouf ak radiation policier yi. kenn mënu ko xalaat tey ci biir Sénégal. waaw je crois que radiation policier yi. nekk na tache noire ci présidence Abdou Diouf. waaw et je crois que Sénégal waratul nangu ñuy egg ci situation boobu. moo tax dialogue bi dafa war a reprendre immédiatement entre greffier yi. ku nekk seet li nga xam ne mun nga ko bay. n'est-ce pas pour que liggéey bi mun a continuer waat ci intérêt askanu Sénégal. ku ne yàbbi aslëf. waaw suuf si ak jafe-jafe yi donte démb ci conseil des ministres daal dinañ fa adopté projet de loi ci wàllu yeesalaat ñeel décret 72 bi nga xamante ni moo doon affecté que désaffecté domaine national bi waaye fileeg boobu ak yeesal yi ak muy dëppoog xëy na li indi dal ci réew mi fit naa ngi fi. dégg nañ fi bu démb ca boori. Toobeen ay ba ci ay borom kër ak kilifa yu ñuy teg loxo. nit ñi léeg-léeg ñu laaj suuf yoo xamante ni du rek dañoo bëgg a jaamaarloog état mais dañ dul xam ndax est-ce que jotul ñu gën a ràññeetle xam li état moom li askan wi moom ñi fi seeni maam bàyyi mbir aussi ñu xool ni waxtaan ak ñoom fexe ba àq yi daal ku ne jot ci say àq. waaw damay commencer d'abord par ñaawlu li nga xam ne moom moo xew démb Toobeen. ndax Toobeen li fa xew mooy. ICS dafa soxla suuf bi nga xam ne bokk na ci toolu ñi nga xam ne ñoom ñoo bokk Toobeen. te tool yoo xam ne seen maam ñoo ko doon béy ba léegi. ñu waxtaan ci nag d'accord ñu ci barème d'indemnisation bi. d'accord ñu mais waxtaan bi war na continuer. mais état warul yeewu rek déverser fa ay camions de gendarme. ñu wër dëkk bi ne kenn du génne kenn du dugg n'est-ce pas andi ay géomètre pour mu ñu natt tooli jàmbur yi. n'est-ce pas fixé ñoom rek ñoom état unilatéralement. li leen war a fay jox leen ko. ci barème boo xam ne dëgg na barème bi c'est depuis 1994. je crois que tey. ci biir Toobeen ak feneen ci biir Sénégal su dee entreprise. minière muy ICS muy keneen dafa soxla seen suuf. suuf soo xam ne ñoom moom la fool fañ daan béyee te suñ ko ñàkkee xëy na dootuñu am beneen suuf. n'est-ce pas état dafa war a nekk ci côté askan wi. fexe bi entreprise bi. jox leen dàmpaay boo xam ne. n'est-ce pas dinañu mun a reconvertir def leneen. wala boog dinañu mun a dem ci beneen dëkk. jënd fa suuf foo xam ne mën nañu fa di fay béy. waaye di fi nekk di imposer baram yoo xam ne pratiquement li ñu lay jox du leen njëriñ dara. parce que tabax kër su dee sa kër dañ ko war a toj. tabax ci beneen kër bu baax sax doo ko mën a def. je crois que loolu dafa rafetoon. kon nañu seetaan ko waroon doxale ak ñan ñoo waroon nekk quand même arbitre wala au moins ay facilitateurs ñan ñoo fa waroon teew. waaw d'abord dama def ne dañu war a dafa am mbir mi c'est à deux niveaux. d'abord dañu war a seetaat loi sur le domaine national. loi bi lu am solo la. parce que day tax ba ci biir réew mi. képp ko xam ne amuloo suuf te nga soxla suuf ñu mun la jox suuf feneen. waaye tamit loi bi am na beneen côté boo xam ne côté bu xaw a doy waar la parce que munoo fekk ay nit n'est-ce pas ñuy béy ay tool. tool yooyu seen maam yi. ci ñaar téeméeri at ci gannaaw. ñoom ñoo goroon foofu. n'est-ce pas liggéey ci ba tey mu nekk tool boo xam ne entrepreneur mun na jóge fële gis ko. n'est-ce pas bëgg ko. nga ne leen suuf si moomu leen ko man état maa ko moom jóge leen fii. dama ko jox diw je crois que loolu fitna lay andi. mais état sax moo njaboote nit ñi. moo njaboote nit ñi moo war a wut solution. absolument absolument te man li ma gën a ñaawlu mooy non seulement dañuy jël suuf si ci nit ñi. mais li ñuy joxe mooy bëri. ok Oustaz Assane. ñun ëpp nañu ay 16 millions de Sénégalais léegi. su dee da nga bëgg a jóg jël ay 200 hectares di ko jox benn nit rek. mais boobaa d'ici 20 ans. dëgg la réew mi dootul am suuf soo xam ne. nit war na mun a dem ne man bëgg naa fi suuf nañ ma ci may. c'est vrai que état c'est un tout mais mairie itam kenn du ñoom. kenn du leen bàyyi du ñoom rek. waaw kenn du leen bàyyi man dama defe ne suuf moom ci réew mi moom. pour man état daf leen war a retirer pouvoir boobu. c'est vrai que ñoom suñu délibéré ba pare. préfet wala sous-préfet. moo koy approuvé. mais kon lépp lu ñuy def rek état bi mairie bu taxawee na mu war a taxawee sax jarul di ko retiré ndax moo gën a jege askano moom kay nanu jéem a fexe jub rek. waaw malheureusement ni ñuy doxalee. moo xaw a doy waar parce que ñoom dañuy seet toujours employé yi nga xam ne bailleur bi nee na moom la fi andi. ak xëy na ay yoo xam ne leen koy jox ci suuf. mais employé yooyu
nguur bi nga xam ne. da nga am ambition pour sa askan. waroo ko nangu. parce que emploi yooyu ñeent genre emploi la ay emploi journalier. bees bu nekk nga dem. pour maanaam récolter ay tomate ñu fay la 1000 francs wala 2000 francs loolu ay emploi la. amoo sécurité sociale amoo dara. kooku moom état dafa war a encadrer askan wi. moytu askan wi li ñu soxla mooy ndox. la ñuy maintenir ci ak ñàkk tumaate daal ñu moytu ko. voilà parce que sinon ay surga rek la ñuy doon ba faw. ba faw. ñi fa nekk tey dañu nekk ay surga. waaye seen doom yi ak seen sësi dañu nekk ay surga. oui malheureusement c'est pas ambitieux ça. c'est pas ambitieux. am na réew yoo xam ne ci Amérique latine xew na fa. ay guerre civile la andi après. waaw kon nañu fexe ba état jàppale askan wi. waa kaw lan la ñu soxla mooy ndox. soo leen joxee ndox ñu béy 2 ba 3 yoon ci at mi. dëgg la na état investir li ñuy def fii yëpp ci Dakar ci ay infrastructure na ñuy fexe ba ñu def ko ci kaw ga. waa kaw bi am ndox n'est-ce pas mun a dox. mun di béy. parce que loolu moom na tax dëkk bi am autonomie en matière am sur le plan alimentaire. mais liy xel ci état mook virus bi yem rek virus bi bu ñu la nee toggal sa kër nga bañ mais mun na buy dal sa kaw doo xam fu muy jógee waat. c'est-à-dire que bu ñu fexee ba pauvreté bi ne faax toog ci àll bi. ñëpp fàq ñëw si Ndakaaru d'ailleurs c'est le cas pour le moment. c'est le cas pour le moment justement da ngay dem ba yow. décentralisation gu yegg doo ko def. ñëpp daal di dankalikoo si Ndakaaru loo fi def ci péage ak autoroute du feeñ. lépp lu ñu fer ci biir Ndakaaru rek du feeñ. dëgg la en matière d'assainissement. ak yeneen. d'où l'urgence dañu jéem a naatal gox yu xëcc sur le plan de l'habitat. mais du sotti. parce que tey képp koo xam ne xale lu góor nga nekk ci biir àll bi. benn yoon rek ngay béy ñaari weer 3 weeru taw. li des ci at mi amoo looy def. mais da ngay ñëw Ndakaaru ñëw liggéey. dëgg la ñëpp dajaloo nag Ndakaaru attanu ko. kon nañu fexe ba. ñu jox waa kaw bi ndox. wax ma ndox rek pour naan waaye ndox pour ñu mun a béy. mun di béy. ci nawet bi mun di béy tamit ci noor bi. di béy sàmm également. di sàmm. yooyu sax ñooy économie. économie loolu mooy économie moo yor économie. absolument kon petits producteurs ruraux yi. état waru leen rey. état daf leen war a dooleel. gis nga Asie fi ñu jëlee ceeb bi ay Thaïlande ko fi andi. ñi béy ceeb boobu du agro business de. du ay 200 hectares. c'est les petits producteurs ñoom ñooy béy. n'est-ce pas état encadré leen en coopérative. di jënd ci ñoom. di jaay dëkk yu mel ni Sénégal ñi nga xam ne bëgg nañ ceeb bi. très bien Seydi Gassama RFM a ngi lay gërëm bu baax di la sant. maa ngi lay sant Alaaji Assane di rafetlu toujours sa invitation. jërëjëf voilà jërëjëf. mu nekkoon ak ñun mbokk yi directeur exécutif bu Amnesty Sénégal Seydi Gassama seen émission yoon week RFM ci technique bi Abdoulaye Diop El Hadj Assane Gueye ci micro bi ba alxamis ak jàmm incha allah. Samba Dogata